xam ni nii ngay mën a def ba génn si lekk seen xaalis wala ba tugg wan leen ginnaaw la preuve tey bu benn homme politique wala leader politique génnee ci benn localité population bi nu muy génnee da ngay yaakaar kenn la satu fa. tout à fait le lendemain koo xamante ni dafay xeex leader boobu mu ñëwaat fa aussi même population bi génn. donc il y a problème aussi si côté population bi. mais évidemment parce que aussi dafa am loo xamante ni nit ñi ñoo ko war a bañal seen bopp. parce que aussi man yaakaar naa ni sénégalais yi waruñu leen réduire ci ay tàccoog ay yëg ci loxo. ay 2000 francs ak 5000 francs bien que dinaa dégg si ñenn ñu ni d'accord dafa metti si ñoom dépense ak yooyu mais d'accord. dépense boobu noonu ci 7 jours bu ñu la joxee dépense benn fan. war nga koo mën a gedd continuer ci li nga nekkoon. tout à fait parce que bu nekkee nii aussi système bi nañuy continuer. du ñu gaaw a am ñi nga xamante ne ay nit ñi ñoo xamante ne dañoo respecté. ñu wax aussi si dernière sortie ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko comme à l'accoutumée def na ko mu nekk aussi sortie boo xam ne indi na bruit bu baax analystes yi wax neen si ngeen gis ngeen sax yenn médias yi nga xam ne ñoo féetoo féefle si tugal aussi wax neen si Ousmane Sonko def si ay révélations yu doy waar ba tey si loi bi nga xam ne mën nañ koo tënk si la loi ñi nga xam ne dañ koo tuddee loi terrorisme fii si au niveau du Sénégal Ousmane Sonko il parle d'ingérence la présence de mercenaires ici au Sénégal ban jàngat nga def si sortie bi. en tout cas daf ko wax ñu teg ci quelques jours. ñu nit ñi président bi nga xamante ne moo nekk fële ci Haïti. ba ma juumul. dañ ko assassiné. te si ñu ko assassiné dafa am ñoo xamante ni am nañu nationalité française te laata loolu aussi jàppoon nañ fi si beneen jamono ci centre Afrique français yoo xamante ni lourdement armé dañuy ñëwoon pour ay mission te loolu aussi dafa nekkoon technique gu France waxuma naan moo am ba tey mais France yàgg nay def loolu chef d'état bi nga xamante ni da leen sonal dañ doon yàgg di yónni ay nit ñoo ñu ñëw tey jii parce que ñaari mbir nañ doon def carotte la wala bâton bu ñu la joxee carotte bi maanaam jox la village ci corniche bi jox la xaalis ak leneen boo bañee ñu wëlbatiku ni la kat lenn ngay def mooy appliquer li ñu la sant wala ñoom ñu jëlee la fi donc moom bu waxee loolu aussi man yaakaar naan Ousmane Sonko du xale bu ndaw bay toog di wax te aussi pour sa crédibilité ci koo xamante ni dafa bëgg doon président de la République yaakaar moom miy taxaw rek di wax ci tey fu bakkanam am na ci fu mu ko teg foo xamante ne peut-être man yoruma information wala nekkuma ci même niveau d'information mais leneen li nga xamante ni constant la te yaakaar naan Sénégal yëpp dañ see ànd mooy président Macky Sall ba mu faloo laata muy jël fonction dafa dem France signé fa ay accord de défense président Macky Sall dafa gën a dooleel français yi ci biir Sénégal mais réew boo xamante ni dafa ni dafa indépendant réew boo xamante ni dafa ni dafay fêter 4 avril ni fetu indépendance am mais réew boobu est-ce que war na accepter ñu lay naan dafa am ay base éléments français ici au Sénégal est-ce que xalaat nga l'inverse nga dem ba biir France nga ni fa da nga fay am base militaire boo xamante ni yow sa armement moo gën a lourd sa armement wu ñi nga xamante ne mooy autochtone ñi fa dëkk maanaam ñoom bu leen neexoon tey jii seen à part de Wakambé ñu bombardé Sénégal yi kenn du ci wax dara la preuve ñoom seen élément sapeur pompier sax ñoom ñoo ñuy dimbali parfois bu tàq amee parce que ñoom seen matériel yu ñu yor ñun yoruñu xaaj bi mais loolu rek waroon na doon tey jii raison bu suffisante pour que ñun ñu jëlee leen fa te bu ma déggee ñi naan waxu terrorisme maa ngi koy wax la dernière fois en fait dafa am yoo xamante ne dafa reetaanlu quoi Sénégal nee na dafa tëj frontière am ak Guinée Conakry te bus yi ngi jóge fii di dem ba Guinée. bus di jóge Guinée di ñëw Sénégal waaye yow nga ni yow da nga tëj ses frontières terewul nit ñi ngi dem ba Guinée di dellu si léegi yow ngay toog di wax terrorisme te ñoom ñu mënoon dugg ci bus yi nga xamante ni yow naam nga ne nga tëj sa frontière c'est-à-dire gis nga nañu ñaan yàlla jàmm ak salaam te ñu xam ni ay loi du moom mooy soppi réew. loi dafay ñëw accompagner existant bi bu fekkoon président Macky Sall ba mu faloo dafa ni comme 196 000 xaw ma ñaari kilomètres carrés nañu am damay dem ci suñu frontières yi ma jéem ko tabax fexe ba Sénégal nga fiy dugg tey jii mu xaw a doon lu jafe mais tey Sénégal fu la neex jaar am na ñuy jaar ci nord bi am na ñuy jaar ci sud bi Oumar Sarr di fàttali moom dafa bokkoon ci les personnes yi nga xamante ne dañuy tuddee woon dañ leen ni woon interdit de sortie du territoire Oumar Sarr dugg ci gaalu Looco dem ba Mauritanie taxaw di leen balak dellu si waat Sénégal waaye léegi Oumar Sarr mi nga xamante ne nee nañ ko ñëpp te ñëpp xàmme nañ ko ministre ancien ministre ñëpp xàmme ko mu nekk maire Dagana mu mën a
def bopp mu mën a def loolu mais à plus forte raison benn nit koo xamante ni dafa ñëw pour def ay mbir yu doy waar. Donc je pense que vraiment existant bi tant que jóguñu si leneen lu ñuy wax yëpp ay caaxaan la yeneen mbir nan moo ko tax a jug wala yeneen yu moo tax a jug mais du ay terrorisme. Pape Matar ñu génn léegi ci politique bi wax ci beneen ay sujet sociétal mu nekk wàllum góor jigéen fii au niveau du Sénégal nga xam ne mun nañoo wax ne gis neen ay kuréel yu mel ni comme ànd sàmm jikko yi di si def liggéey bu am solo ñu gis ne sax benn artiste ku mel ni comme Wally Seck mu nekk koo xam ne kenn du ko présenté ti fii si Sénégal gis neen ñaari danseur am yoo xam ne ñu am benn danse boo xam ne def nañ ko ñu bëri aussi ñaawlu nañ ko ba sax ñu teg leen loxo kii di Wally Seck aussi ñii nga xam ne ñooy oustaz yi féetoo un peu partout Sénégal ñu koy accusé bokk si ñii nga xam ne ñooy def promotion góor jigéen ba mu porté waloon plainte kii nga xam ne mooy oustaz Makhtar bien vrai que retiré na plainte am ban lecture nga ciy def ak coow yi. di ma waxloo ci ay Wally Seck rek. bon mënu see ñàkk wax. bon man ànd sàmm jikko yi damay rafetlu seen liggéey parce que bu ay sénégalais jugee ni comme ñun Sénégal bu ñuy xam ci à travers le monde suñu jikko yi la. donc jikko yooyu dañ ko war a sàmm effectivement dañ ko war a sàmm. donc bu ay nit jugee ci loolu yaakaar naa ni tey jii. dañ def lu rafetlu ko. mais bu ma amal lu ma leen di suggérer moo ñu dem wax ak Wally Seck directement. bu ñu demee ci Wally Seck ni ko yow est-ce que doo doon tey jii ambassadeur ànd sàmm jikko yi. li ñuy bañ si yow nga bañ di ko def lu ñu bëgg comme jikko mais nga koy transmettre jeunesse bi. je pense que ni moo gën a rafet de. parce que comme ñoom jàpp nañu ni Wally ambassadeur yu ñeneen la Wally nen du ambassadeur ñooñ mais def ko sa ambassadeur. ñaab lii nga mën la du nga ni ma doo lii. mais mën la waa léegi kon d'accord comme doo lii dimbali ma ci lii yow am nga accès ci jeunesse bi mën nga wax ak jeunesse bi mën nga fexe ba rassembler autant de monde yow mën nga jël ay sénégalais yu bëri nga jël loola benn orientation ñu topp si mais yow tey ji dañ lay ñaan nga ñëw taxaw doon ambassadeur ànd sàmm jikko yi booy defati say concert nga siy jàlle waale ay messages yoo xamante ni de sensibilisation la mais yaakaar naa ni moo ëpp njëriñ que ñuy naan si Sénégal bii ay sénégalais ñi ngi portante plainte ci loo xamante ni kenn nee na defuma ko te aussi nit bu mu nee def ko man mënuma ko lu accordé ko li nga xamante ne mooy bonne foi du ma def mu ko nit procès d'intention ko du président Macky Sall parce que mooy suñu président mais keneen koo xamante ni dafa taxaw tey jii ñu koy jiiñ wala ñu koy tuumaal benn mbir mu taxaw ni man lii nekkuma ci man dama koy jàpp ni loolu nekku ci peut-être nag say entourage war na ko xoolaat moom effectivement war na mën a xoolaat entourage mais aussi gis nga peut-être aussi aussi Pape Matar je te coupe pas la parole mais nekkul aussi moom rek moo nekk seul artiste fii Sénégal aussi pourquoi à chaque fois rek nit yi di def lien entre Wally Seck ak ñi nga xam ne mooy borom ñaari tur yi donc foofu est-ce que tey jotul mu gën a defaraat toogaayam. waaw non loolu moom mooy li moom mujjee wax nii en fait c'est-à-dire war na mën a xoolaat staffam war na mën a xoolaat yu bëri ci moom peut-être parfois par négligence la ko yenn mérite dalee man dama koy accorder li nga xamante ne daal mooy présomption de bonne foi damay jàpp ni moom comme li mu wax noonu dëgg la ci moom man wax dëgg yàlla dew ma concert Wally Seck dew ma vogue la xaw ma man yooyu new ma ci mais sérieusement je pense que ni tey war nañu mën a fexe ba ànd sàmm jikko yi def ambassadeur Wally Seck mi sàmm jikko yi parce que loolu tey jii vraiment dafa nekk en péril et puis ñu concentré wu ñun ci artistes yu ne Sénégal comme ñoom nee nañu de l'extérieur ñoom dañuy ñëw ci Sénégal te effectivement nee nañu xaw ma ñaata milliards nañu dugal Sénégal mais artistes yi ba tey nanguñu ko jël mais léegi tey jii artistes yooyu doo dem nga waxtaan ak ñoom doo dem nga leen ci combat bii ñu ne dañ leen ci soxla boo leen defee seen concert ba ni saay mais dimbali leen ñu ngeen jàllale leen ñu 2 ba 3 messages yoo xamante ne dafay sàmm jikko yi nga xamante ni dañ si nekk te beneen mbir bi il faut aussi ñu dem ci fexe ba parents yi aussi di jouer seen rôle gis nga lii ñuy wax ci sàmm jikko yi vraiment ci kër gi lay jiite tout à fait dem ci école bi dugg ci télé bi kër gi parents yi dañ démissionné chaque jour te lu ci gën a doy waar sax mooy léegi chaque jour nga dégg papa tëddee na doom inceste wala viol wala leen nag yoo xamante ni tey jii ay mbir yu ñaaw la lu nit mënut a xalaat nit ñi dem nañ ba léegi am na si ñenn nit ñi comportement mala sax lañu yor léegi yaakaar naa ne nañu commencé sàmm jikko yi ci kër yi delloo si waat famille sénégalaise bi nga xamante ni famille boobu noonu dañ doon toog di waxtaanee lu bëri mais tant que delloo suñu loolu ñuy jël beneen société beneen boo ko jël
di nga ci jël ay taaram di nga ci jël ay yeneenam. tout à fait te malheureusement nag ñun loolu lañu commencé dund xoolal tey jii ñaata divorce ñoo am Sénégal. xale bu jigéen bu mariage bu demee dellu si waat 4 ans duñ ko def 5 ans continue kii mun la ah man de maa ngi nii góor ñi dañuy fen rek góor xaw ma lan ak lan ak lan. après mun la non man damay braquer je vais rester seul. parce que aussi beneen instance bi nga xamante ni mooy après kër gi mooy école bi. école bi la nga ciy dégg ñaata professeur nañ fi duma ren. violence. élèves yi nga xamante ni sama classe bi pardon élèves yi nga xamante ni sama classe gi dañ doon ñëw ci classe ñu leen di engenouilloo sañu ñu siggi xool professeur te amaana sax ñoo ëppoon prof yi tout à fait mënoon leen duma mais suñu prof bu ñëwoon yàlla nañ leen doon teg parce que dañu xamoon lan mooy prof dañu xamoon lan mooy enseignant tout à fait mais bu demee ba enseignant boobu tey jii xale yi du respecté tuñ ko noonu mais enseignant boobu amatul benn valeur bu muy jox élève bi parce que élève bi balaa mu lay déglu kay mu naw loola mais naw loo dugul enseignant bi. tout à fait peut-être parce que revendication ak yeneen. mujjee fenn fi ci télé bi. tey jii pour ñu invité la ci télé foog nga taxaw ni damay xaar asamaan. loolu laa bëgg di damay wàcc ay yonent. sa phénomène Kounkandé bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi am nañ ci part de responsabilité boobu ban lecture nga ciy def est-ce que finalement ñun médias yi ñu ngi jouer suñu rôle. mais xam nga mooy li ma la wax c'est-à-dire du kii kese.